ba mu jëlee ci ëmb xale bi judd mu koy xool c'est différent sax de ki ñu violé te jëlewu ci ëmb ndax kële amu ci conséquence kële mi ngi gis ku koy rappeler tous les jours ki nga xam ne vraiment da koo violé donc par degré la lakk sax par degré la masamaak viol ba nit jur doom donc pour man loolu c'était une question pertinente c'est ma manière d'y répondre solution yi mooy balaa ñuy egg ci avortement jëf ju bon wala jëf moo koy indi man ma taxaw ci bu bon bi jëf ju bon la nit ñi war a moytandiku képp kuy inceste ñu yar suñu njaboot yu góor yi ci jomm ak seexlu yarin ci jomm ak seexlu diine jiitu ci ñoom ci dënn moom la ñuy wax toujours après école ñëw te nga pratiquer ko mais nga xam li la yàlla wax bul laal jigéen nii nga koy ormalee nii nga koy def amoo droit nga dem violer yar doom yu góor yi ci seexlu te bàyyi nëpp-nëppal sa doom bu defee dara soxla aide psychologique jugal nga dem uti ji ko mais bu ko jël di ko nëpp-nëppal ci kër gi boo fi nekkatul muy lor yeneen doomu jàmbur su fekkee ne nit a ngi ci kër yi xale yi seetaan télé yi te ñu leen di violer ci biir kër yi mënuñu koo wax balaa ñu egg ci avortement médicalisé Sophie xale bu ci ëmb wala xale bu ci subir viol ñu xool fan la ñu mën a def ñu créer peut-être ay centre mbaa ni ñu amee ay yaayu daara ci koñ yi ak yooyu ustaas yi gën a ouvert am na ay jamono sax di nga mën a dem wax ak imaamu koñ bi mais tout est inaccessible maintenant papa kenn amatul jot daan na am sax nga làqatu dem léegi nit ñi ñemeetuñu déglu histoire ni da ngay ñëw diwoo ma violé sax ñu ne la bul eggali wala nangam ak nangam diw la kenn doo mën a sax ki ko violé day am daraja boo xamante ni yow doo am sax sañ-sañu songu xeex boobu noonu que ñu dimbali xale yi ñuy violé ci biir kër yi góor yi tamit jàpp si mooy góor yi nga xam ne seexlu nañu Benoît c'est un combat de tous du mbiru ay Sophie Gueye ay Aïcha ay nangam ay viol ay inceste muy góor muy jigéen ku gis doomu aadama di ko subir war nga ci war a mën a dem quant à avortement médicalisé wax naa sama position et c'est par rapport à étape bi ñu wax te mu leer nañu yaayu xale bi biir nañu ni mënu ko supporter te à 99% viol yi ak inceste yi duñ ko supporter mooy sama position Sophie nañu moytu daal merci beaucoup So Aïcha solution xam naa solution bi moom tu me diras nañu tëral loi bi avortement médicalisé war a mun a am et dañ la comprendre bu boobaa aussi mais man sama position toujours de changer di ñëw un peu ci cadre féminisme c'est tout simplement xeex ak yelleefu man sama féminisme en tant que militante féministe et que je l'assume c'est xeex ak yelleefu jigéen ñi ak ndaw ñi et ça je l'assume aussi su ma ñëwee ci cadre solution moi je pense que tey jii c'est très important que ñu préconiser communication parents-enfants et ñaax aussi les parents à ce que ñu am seetlu mel ni comme sama yaay bu ne ci kër gi nga xam ni boo xawee funki sax mu xaw am num la xoolee di la seetlu ba da ngay xaw a ne tu es gêné mais dañuy bës sa biir bi de voilà et c'est important que parents yi aussi ñuy xool di am seetlu bu baax a baax par rapport à leurs enfants da nga gis xale bu nga xamante ne dañ ko violé wala mu am 16 ans nit jaar ci kaw mais ragal na wax liñ ko def parce que dañ ne sama faute la wala dañ la dóor gaañ la man j'ai vu un cas ni ko xamante ne dañ ko dóor dañ ko violé ñëw na ci kër gi kenn xamul dañ ko violé tombé na koor gi ba kër jël na ci ëmb mais waxul ba kër ga ñu remarqué ni kii nekk dafa ëmb te bi ñu ko remarqué elle était à terme. c'est sûr. et pourtant dóor nañ ko façon bu ne elle n'a pas parlé ba tey gi may wax ak yow. waaw et là tu sais que c'est une question de communication dans la famille te nit surtout jigéen da nga koy dans une famille foog ñu koy valoriser ñu woon ko ne yow jigéen nga am na yenn yu nga xamante ne yow la nga xam ni yow au moins am nga yenn responsabilité yi yow ci sa jëmm bopp d'abord balaa quelconque personne di am yenn engagement yi envers toi jigéen boo ko responsabiliser nekkul question bi nga xamante ne dañ koy reprendre jigéen rek fiiral na boppam on est tous des responsables. man sama solution c'est simple l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste. mooy sama solution. merci beaucoup Marco. merci allez Ben. waaw man sama solution mooy Sénégal du mës a am solution fii. loolu mooy solution. c'est peine perdue xam lu tax ma wax loolu loi boo fi wax ñu ne am na ñu visé. moo tax ñu bëgg a def loi boobu. donc. am na ñu nekk seen ginnaaw. am na ñu nekk seen ginnaaw tubaab bi moo fi dugal loi boobu pour ñu def ko wala famille yi nëppal bi du fa mus a jóg. donc moo tax ma ne la solution du fa mus a am parce que li waajooju woon wax ba père wax ko sànq am na dëkk yoo xam ne chaque jour da nga koy lire élèves yi dañuy am 12 ans ku góor sa maîtresse ki lay jàngal magee la 22 ans nga am kii rapport xam nga ñaata lañ koy tëj ku jigéen ki des fois ñu jël ko 15 ans 20 ans waaw ku jigéen ki
xam nga loolu. il n'est pas majeur. il n'est pas majeur. chaque jour je peux te montrer bu ñu paree léegi 400. donc loolu la ñuy wax dëkk boo xam ne dafa am loi mais au Sénégal y a pas de loi protégeons ñi nga xam ne dañ leen di violer mu di si côté góor mu di si côté jigéen. en sanctionnant sévèrement. comme ni ma la ko waxee dawaluñu charia suñu réew comment on peut tuer ki nga xam dañ ko def parce que man ma violer koo xam ne daf ma jege je suis capable de te tuer du coup sans regret. lu ma si yàlla def nag après ma xam ne loolu laa mérito loolu la may sama àdduna réservé lool donc nañu protéger ñi nga xam ne ñu ngi leen di violer ba pare ñu combattre ñi nga xam ne ñoo koy def clandestinement parce que ñu ngi rey ay xale ñu ngi rey ay jigéen yu bari te kenn du wax donc li ñu war a saytu si affaire bi dafa bari mais au Sénégal comme ni ma ko waxee nëppal baa fi bari da ngay gis ku violer 5 jours la fay def 1 mois ñu wutal ko papier génn na dëkk bi wala dafa dof wala affaire yooyu safia donc moo tax ma ne la tant que masla bi mi ngi am Sénégal tant que ñi ngi jël ay nit yoo xam ne pour ñoom ay wàlliw lañu je crois que fii Sénégal waxtaan bi du fi mës a jeex parce que du ñu waxante dëgg sañu biir te dëgg rek kay mujjee te yàlla moo ko am donc yal nañu yàlla dimbale jàppale ñu ba nga xam ne sañuy mbokk jigéen yi kenn dootu leen def lu metti lii amiin yaa rabbi papa waaw surtout man de dafa am benn téléspectateur bu dugg moo ma gën a yëngal mooy waa ji nekk Dubaï mu ne moom victime la ca daf maa rëcc nag ba mënuma koo laaj ma yaakaar ne xanaa su ne ay 12 ans 13 ans 14 ans foofu gune la lool te ki wax góor la ma yaakaar ne xanaa du góor a ko def ndaxte naam su fekkente ne góor moo ko def googu caay-caay moom yàgg na ci àdduna fi na ko fekk waaye su amee 12 ans 13 ans 14 ans jigéen nit mën na koo def loolu laa wax gune yi ree daal di ëlbal ko daal ne jigéen nan la koy violé en kay jigéen mën naa am 30 ans 35 ans 40 ans fekk gu nekk 14 ans goo xam ne mi ngi ci kër gi di waxambaane xamul dara eggagul sax si waxambaane xamul dara nga téye ko di ko xamal di ko teg sa kaw ak di ko mais loolu wala loolu du viol loolu viol la bon waa jigéen def ko góor man xanaa loolu laa yaakaar ne moom la waaye xanaa damaa yaakaar ne du góor moo jàpp gune gu góor di ko tëddee dafay am na fi nag ak fi bari père fukki at ak benn fukki at ak ñaar père kii clandestin yi ngay gis nii si mbedd yi affaire yooyu dañ fay tëddee xale yu bëri. benn jour gis naa ko cinéma Thiaro. mbedd yi ci jàpp. cinéma Thiaro yi góor la ci góor ci biir cinéma bi. cinéma Thiaro yi. sunu cinéma Thiaro yi géej bi cinéma. changé cinéma di am cinéma. Thiaro yi géej gi fekk woo ba muy nekk cinéma. waxuma Thiaro géej ah waaw Thiaro yi waaw amoon na benn waaw Thiaro yi gaar waaw. amoon wala Thiaro gaar très bien amoon na cinéma bu fa amoon. non Thiaro gaar doo amoon na cinéma. biir cinéma bu muy gën a nekk nga xam ne temps yi film indo la nit ñi daan daw dafa seetaan yi ngay gën a nekkal da ngay remarqué ni am na benn waay boo xam ne mus nañ ko fa indil problème parce que benn xale la jël bu góor uuf ko di ko def comme genre yooyu dëgg la mooy yi dox fi ay 2 heures du matin xale yu ndaw yi naka lañ leen def waaw léegi lan mooy solution bi nga xam ne moo mën a fang loolu ba mu jeex temps bi dem na wala da ngay laajte solution waaw léegi ana lan moo war a mën a dindi loolu ci këru àdduna non ndax tey loo xam ne saa yoo ko paree ba ëlbati ba indi ko su ëllëgee nga dégg ko feneen ci réew mi ma yaakaar ne kon jikko la faire la solution jikko la de moo tax ma ne la réew mi toll na foo xam ne ak mel na noo xam ne ak demee na noo xam ne fi mu ne billahi wallahi wa taala Macky Sall mënu koo régler mënu koo jubbanti li fi nekk lépp mënu ko Bougane mii di ko xëccoo su demee ba dugg ci ay loxoom ba mu téye ko mënu koo régler mënu koo ëlbati mënu koo defar mënu koo jubbanti mënu koo téye ndax jikko la papa ma laaj la lan la tey émission nañ ba pare ñaari yoon la jógoo taxaw lu xew yaram bi émission nañ ba pare Fall ñoom ñoo taxaw ne ma ba mu am te ñoom laay déglu ndax ñooy samay conseil waaw ah ne ko yaram bi papa man daal sa bopp laa damaa gis ne tey gis nañ ba pare Fall
léegi nag doxantoo defoo 400 pas. papa yow mi neexul. yéen samay conseil xam nga bu yéen a Ngoné Fall yéen a fanaan biig waaw daa waaw billaay ak xale yëpp. léegi papa nga ni wow loo wax am. waxuma dara waaw. mais damay dee moom kenn ko wax nag bu ko waxati de. léegi waaw. papa dugg ci ambulance papa di xap-xapal ma di ko di nga dugg. papa daa tiit ba solu daal. non kay daal yi daa fekk ñun ñu tiit sax moo tax filmé wuñ ko mais. non kii dëgg la xam nga problème bi mooy dañoo ànd ak bàyyi loolu jeex na. restaurant bi non restaurant. suñu ñëwee dañuy fekk xoolal. dañu doon tiital. tiital. réglé leen yéen ñëpp na nga réglé de yéen ba plateau gis-gis bi restaurant bi ñuy wax Eget nee na ñu ñëw reer si Eget tey la ma lan ma wax moom la ma Xaadim wax ba sori wu nan dem damay dóor dem bi forcé la mais di nga dem nag waxoon na ma ko waaw Xaadim Eget mi ngi ñëw tëjuñu sax instant bi déedéet tëjul Xaadim Eget ban heure moo jot 0h45